maa ngi leen di nuyu bu baax di leen di gërëm di leen di sant ci teewaay bi gërëm bi ak sant bi maa ngi koy jëmale ci waa coalition Yewwi Askan Wi ci kilifa yi nga xam ni ñun ñëpp ñoo ko ŋànk kilifa yi ko ŋànk maa ngi ciy jiital Ousmane Sonko bu Pastef di ci sant suñu sëriñ bu baax bu tedd bi sëñ Moustapha Sy bu PUR di sant sëriñ Mansour Sy bu Bës Du Ñakk El Hadj Malick Gakou bu Grand Parti ak parti yi nga xamante ni yëpp ñoo ŋànk Yewwi Askan Wi ginnaaw biñ ma tànnee mu am yeneeni parti yoo xamante ne muy parti démocratique sénégalais dañoo am d'accorduñu ak seen ligne parti ndax dañ leen a tànnal candidat boo xamul amul certificat d'études primaires bi loolu amee ñoom ñu tëju ci néeg waxtaan ci seen biir xool seetantal xool coalition yi fi nekk yépp xool ñi jiite coalition yépp ay la yéwén ñu tànn coalition Yewwi Askan Wi kon damay jaajëfal waa parti démocratique sénégalais ci seen choix boobu élection yi nag dafa am ñaari enjeu benn enjeu bi local la benn enjeu bi national la enjeu local bi dañoo am fii ci commune bi un maire sortant ñu jox ko juróom-ñaar téeméeri millions chaque année dañ koy nattal mu toog fii juróom-ñaari at yi mu fi toog géré na juróomi milliards te juróomi milliards yooyu doo dox fenn ci commune bi du ci njàng du ci santé du ci emploi du ci environnement du ci sécurité du ci électricité du fenn fooy dox ba daj sa loxo walla ngi gis sa bët fan la ko maire bi dugal également ci fii ci biir localité bi Benno Tas Yaakaar bi nga xam ni président Macky Sall moo ko jiite am na fi ñeenti liste benn bi maire moo ko jiite sortant bi ci des benn waay bu sant Njaay bu retraité moo ko jiite bi ci tege mooy buntu bi bi ci tege benn waay bu sant Fay moo ko jiite bi ci tege benn soxna bu sant Guèye moo ko jiite muy 4 listes la ñu am kon boo seetloo environnement bi ni mu demee ci élection bi da lay wóor ni kan tey ñun amuñu adversaire politique mi ngi mel ni bëree Bombardier ak Yawou Dial parce que soo jëlee coalition Benno Tas Yaakaar tas na ñeenti pànc kon seen électorat dina tas ñeenti pànc nga jël wàllu section du parti démocratique sénégalais mun nga leen filmer ñëpp a ngi fii toog président section baa ngi nii toog kon boo xoolee ni sunu coalition bi bindoo ñu am ay ndaw ñu xarañ am ay jigéen ñu xarañ am ay kilifa yu xarañ ñu am programme bu mucc ayib am vision am nag candidat boo xam ne tamit elle se laisse pas faire du dëgg kon tey am naa yaakaar ne le 23 janvier bëre bi avant midi lamb ji Ousmane Diouf dina ko reporter damay ragal sax ñu yóbbu leen kawo loolu laay ragal kawo kon inshallah rabbi suñu xel dal na ndax dañoo am équipe bu baax équipe bu jàmbaar équipe bu nangoo sonn
guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñi ngi ci terrain bi kon yaakaar naa ginnaaw raay le 23 janvier dinañ voter massivement pour la coalition Yewwi Askan dinañ présenter à toute la population fi ñu nar a jële ginnaaw raay ak fi ñu koy yóbbu population bi dinañ ci teg seen bët ñu xam ni ñun ñii ak ñi fi nekk dina uute lool 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 ci doxalin ci jëf ak ci liggéey. naa ko tontu maa ngi ciy ñëw fàttewuma ko léegi nag ñoom perte nañ terrain politique bi président Macky Sall perte na terrain politique bi enjeu yi au niveau local mais enjeu aussi au niveau national dama wax ni Macky Sall ba mu ñamee palais bi mu neex ba léegi nanguwul dem dafa waxoon ni 5 ans lay def mandat 5 ans cuuraay yi neex rek mu continuer ñun lor nañ ñu nag ndax misère bi yokku na coono yi yokku na dafa waxoon ni day def 5 ans léegi nee na day wutiwaat 3e mandat sañu ko wax nag mais xelam moo ci nekk léegi nag bépp sénégalais bu bëgg président Macky Sall jóge fi di nga voter contre Benno Tas Yaakaar ak liste ba mu mën a doon bépp sénégalais boo xam ni gis nga ni président Macky Sall di jiite réew mi yàqate gu mat sëkk jiital intérêt li mu doon wax la patrie avant le parti léegi c'est la famille la belle famille le clan avant la patrie fàtte na sax luy patrie képp ku bëgg mu jóge fi di nga voter massivement pour la coalition Yewwi Askan Wi mooy la coalition des grands changements mooy la coalition des hommes et des femmes de valeur mooy la coalition de l'avenir kon tey ñi nga xam ne bëgg nañ loolu incha allah rabbi le 23 am nañ ci yaakaar ke loolu dina am mais bu ñu fàttee ni moo man maa ngi ko tuddee Baye Pexe invalidé nañ suñu liste ville de Pikine ñi ngi def rétention carte yi bañ xale yi jëli seen carte parce que les nouveaux votants yëpp dañuy voter contre moom da ngay dem fenn ñu ne la sa carte nekku fi dañuy def rétention de carte ñi ngi tenir nag l'opinion à témoin bëgguñu lu dul jàmm wante carte yi bu ko joxewul lu mu gis rek xam ne ñun la parce que jàmm ku koy wut da ngay dox jëm ci jàmm mais président Macky Sall bëggul jàmm su bëggee jàmm dina valider liste ville de Pikine su bëggee jàmm dina joxe carte yi nit ñi dem voter massivement contre lui mu defar ay valisam dem ci jàmm ñu ubbil ko buntu palais bi mu dem ci jàmm lu ko mooy rek ci gannaaw palais bi lay jaar te su ma la ko waxee rek nag ma gëm parce que peuple bi pare nañ pour jàkkaarloo ak moom parce que lu fi nekkoon ci alal Sénégal jël na ko def ko moomeelu boppam DER bii ñuy wax moom moo ciy financé boppam di ci financé soxnaam di ci financé ay doomam di ci financé ay nitam ñun waa ginnaaw raay gisuñu fan la DER amul te ñu ngi koy dégg ay hauteur de 100 milliards 150 milliards ci DER pétrole beeg gaz bi moom séddoo nañ ko yàgg na ba créer seen banque BDK ba def fa xaalis ba lépp luy société nationale marché national jox na ko Turquie yi jox ko français yi jox ko marocain yi sénégalais yi ñoom ay ambulants lañ ñun on est des ambulants chez nous ñun ay ambulants lañ ñee ngay jaay gerte ñee ngay jaay caaf milliards yi Macky Sall séddoo na ko ak étranger yi kon li nga xam ni moo am fulla moo am solo mooy olof nee na mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam ñi ngi préparé nag ay seeni 10 000 parce que xiifloo nañu askan bi ba ñu xiif ku ñu jox 10 000 lekk ko ku ñu jox 100 000 lekk ko boo duggee ci mbañ gàcce gi voté Yewwi Askan Wi buñ la nee indil kayit nga for kayit indil leen
loolu rek la Ablaye Wade jàngal nañu ni ñuy doxale mooy rétention de carte, achat des consciences ak manipulation du fichier waaye ñun préparé nañ suñu bopp préparé nañu suñuy nit def nañ séminaire ba nga xam ni transfert yi ñu def dinañ ko xam bureau de vote yi ñu xarañ lañ fay teg ke amul dem voter fii ñëw transféré waat voter fii lépp ñu ngi koy surveiller te képp kuñ ci jàpp di nga am problème parce que dañoo créer ay comité de vigilance pour sécuriser notre vote ñun suñu vote kenn du ko hold up suñu liste bii nag ville de Pikine li ma lay wax rek ci Baye Pexe moom lépp lu mu am problème am yëpp mi ngi jëm ci manipulation de la justice. Karim Wade manipulation de la justice. Khalifa Sall manipulation de la justice. Ousmane Sonko tentative de manipulation de la justice. suñu liste Pikine bii ak yeneen liste yëpp daf ko invalider parce que jox nañ ko ay rapport ne ko ville de Pikine 12 communes yëpp da koy perdre au profit de Yewwi Askan Wi wante moom am na justice ñun on a le peuple avec nous maa ngi koy xamal ni ko et je prends mes responsabilités gis nga suñu liste bu duggul ci biir bureau de vote yi benn liste Benno Bokk Yaakaar laa wax de tas yaakaar du nekk ci benn bureau de vote incha allah rabbi on fera face à Macky Sall et à son régime te duñu daw 2 yoota parce que moom bëggul jàmm parce que gis naa kilifa yi di dox jàmm mais liñ ko war a wax mooy jàmm da ngay tënku ci yoon mooy indi jàmm mais suba ak ngoon guddi ak bëccëg mi ngi jalgati yoon di def maa tey ku ko sonal bu yóbbu la kaso di invalider ay liste te li ñu leer mooy droit bi bennoo am même droit lañu am parce que nous sommes des citoyens suñu liste bu duggul liste bennoo du dugg ci benn bureau que ça soit très clair. enjeu national bi mooy 3e mandat bu Macky Sall parce que daf koo ñam rek mu neex ba muy soog a ñëw palais bi dafa rëy ci moom tàmm ko yaa ngi dégg mu dugg palais affaire bi neex traiteurs yi ñëw cortège bi ñëw mu ne ah fii kat neex na kon naa utaat 2e mandat bi neex pétrole bi génn mu jaay genn wàll gi bokk ak ay sœuram ak ay frère am ah neex na kat du ma fi dem bàyyi fi pétrole bi mais réew mi moomu ko ce pays appartient aux Sénégalais ñun li ñu bëgg moo fi am li fi Sénégalais yi bëgg moo fi am mënuñu imposer dara kon li am solo mooy képp ku bañ Macky Sall def 3e mandat na la jaral nga teel a jóg rang contre la liste Benno Tas Yaakaar ba pare voter pour la liste Yewwi Askan Wi parce que Yewwi Askan Wi moo ko teree nelaw lekkatul naanatul nelawatul boo ko nee Yewwi Askan Wi nga ne ko sëñ Moustapha Sy mu tëb nga ne ko Sonko mu ne Sonko booy Sonko lay bañ a dégg yaa ngi dégg kon mani c'est terminé pour Benno nguur bu jeexee signal yi yàlla dala koy wan yàlla wan na ko signal yi depuis mois de mars signaux yëpp yàlla wan na ko nee na ko sa nguur jeex na préparer sa bopp réew mi nag daf foo fekk ci jàmm Senghor tabax ko ci jàmm Abdou Diouf tabax ko ci jàmm dem ci jàmm Ablaye Wade tabax ko ci jàmm dem ci jàmm su bëggee jàmm nag dina jël le grand portail du palais dem bu mandaam jeexee su bëggul jàmm ñu jaarale ko ci gannaaw palais bi mu abal ñu définitivement kon maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant wasalaam